auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ayyuha almustami'una alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokki déglukat yi ñu ngi amaat mbégte di dellu si waat seen émission jotaayu mag ñi ci iRadio seen mbokk seen xarit Bocar Alpha Kane di ko animé bés bu jot ci bëccëgu weeru koor yi ñu ci dugg ci këru diine yi di waxtaanee jaar-jaaru mag ñi seen i ndénkaane ak seen i bind ak yu ni mel di ko fësal ngir génération yu bees yi maanaam nit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi tey jii ñu gën leen a xamale ak ñoom xool lan la ñu mën a jukki ci seen i jaar-jaar yooyu le ngir mën koo jëfandikoo suñu jamono ju xaw a tëradi ji loolu mooy jubluwaayu émission bi. bañ ko tàmbalee ba léegi nag dañu nemmeeku ni ci li nga xamante ni bii waxtaan nañ ko fi ak kilifa yi borom xam-xam yi fi jaar yëpp ne réew mi dafa am tuuti jafe-jafe ci wàllu mbind meeg téere yi nga xamante ni mag ñi bàyyi woon nañ ko fi waaw ci waxtaan yi bu ngeen seetloo ci njëlbeen ba léegi heure bu ñu laajtee ana mbind bi fii sëriñ diw wala kilifa tel bàyyi woon ñu ne ji jaar na fii kii moo yor lii ñu ngi koy jéem a dajalee ak yu ni mel te mi ngi bëgg yàgg te àdduna nag day dox àdduna day soppeeku ndencum mbind yooyu ak këyit yooyu le dafa nekk lu ama am solo ci taarixu Sénégal nekk tamit lu ama am solo ci ëllëgu Sénégal ndax ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey war fi wuutu mag ji dañu yittewoo bind yooyu la ak xam-xam yooyu la pour ut yoon ngir seen ëllëg loolu tax ñu ne il faut que ñu am taxaw seetlu woo ay kilifa ak i borom xam-xam yoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu denc ak liggéey ci wàllu mbind yooyu la mooy wàllu livre yi ak téere yi ak yu ni mel ñu waxtaan ak ñoom ci naka la ñu war a mën a def ba dimbalante entre këru diine yi ak autorités yi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbir yooyu la ci université Cheikh Anta Diop ak wala sax ñu yor ay sociétés yoo xam ne dañu nekk ay société d'édition ñu waxtaanee lii xool lan mooy problème bi ak yan saafara lañ ci mën a indi. pour waxtaanee ko nag damay am mbégte di dalal professeur Mbaye Thiam ñëpp xam ko ci wàllu histoire ci wàllu archive ak documentation fii ci Sénégal mu nekk fële ca université Cheikh Anta Diop di fa jàngale ci école boobu nga xamante ni bii moom la ñuy wax EBAD école des bibliothécaires archivistes et documentalistes professeur Mbaye Thiam maa ngi lay nuyu. jërëjëf Bocar ñu ngi lay fay. di rafetlu invitation bi ak ñëw bi nga xamante ni bii ñëw nga ko. ci émission bi fas yéene waxtaan ak ñun ci thème bu am solo boobu la. beneen invité bi ñu am tey di Khalifa Mansour Bouna Ndiaye di nit koo xamante ni kii mi ngi yëngatu bu baax a baax ci wàllu édition boo ko déggee mooy mool ñi def ak di publier téere yi ak livre yi waaw. loolu nekk liggéey bu am solo mu teewal fii ci Sénégal këru édition boobu ñuy wax Alburax kon Khalifa Mansour Bouna Ndiaye maa ngi lay nuyu. Haj Bocar ñu ngi lay fay di la sant di nuyuwaale tamit suñu kilifa gu baax gi di le professeur Mbaye Thiam nekk référence tey ci lépp li ñu fas yéene waxtaane ci wàllu bibliothèque ak ci wàllu archivage surtout nag ci wàllu bindu mag ñi nga xam ne mi ngi ci am taxawaay bu am solo. jërëjëf kon ñu sumb waxtaan wi professeur yow lay njëkk a jox kàddu gi laaj bi njëkk a sampu mooy li ñu nemmeeku ñun ci émission yi moo tax ñu organiser émission bi dañu fi jaar ñëpp wax nañu ni bind yi xam nañu lan la et cetera mais mbir yi dafa tasaaroo loolu lan moo koy expliquer lan moo tax ñu nekk situation boobu nga xam ne suñu mag ñi li ñu bindoon yëpp tasaaroo na gisatuñu. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashaabi ajmain Bocar ñi ngi lay nuyu di la sant ak mbooleem nit ñi ñuy déglu ci réew mi ak bitim réew di leen sargal ci koor gi ñu nekk muy weeru xam ne yàlla ko defal jullit yi ngir dabu di ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla na ko yàlla nangu lépp luñ ci juum yàlla na ko yàlla jubbanti ci yërmandeem gi arrahmaanu arrahim dotti ko ci kaw Sénégal ak bépp jullit fu mu mën a nekk ci àddina di rafetlu jataay bi nga woote tey ci ñaari yëf bu njëkk bi mooy thème bi mooy mbindam mag ñi liñ fi bàyyi lan moo gàllankoor ba tey munta tasaaroo
ak lan la mën a jur di rafetlu surtout kii nga ma boole tey muy xalifa Mansour Bouna Serigne Babacar Sy Ndiaye muy sama jarbaat certes mais di sama sang di sama sëriñ ndax bayam sama najaay la Mansour Bouna Ndiaye sama najaay la aqan ci zahir ak ci baatin moom xam na Mansour Bouna ko jur Bouna Alburi Seynabu maamam Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu boo xam ne moo fi wuutu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu mu jaar nag ci tànki donn maamam yépp ci maamam ci kër Seydi Hadji Malick ci maamam ci kër Alburi loolu beneen yoon den ko waxtaane bu soobee yàlla bu ñu dellusee ci lu di ko ñaanal yal na yàlla yàggal taxawaayam yal na yàlla def mu sut maamam ya ak baayam ya aw fan ndax fi ñu tegoon seen tànk mu teg ko fii mu mën a àggale li ñu sumboon di dellu si ci problématique bi muy problématique des écrits des érudits au Sénégal maanaam réew mi bokk na ci suñuy màndarga ci ñu jàng lépp luy xam-xam jëm ci diine magi Sénégal yi bind nañ ci loo xam ne lii bu tasaaroo woon tey dina gën a taaral taxawaayu Sénégal ci lu ñu mën a tudde catalogue des savoirs et des connaissances religieuses en islam ndax amul benn domaine boo xam ne bii li ko dalee ci maam ma jaxate kala commencé ko ci Thierno Souleymane Baal ba baa ngay agsi ci ñoom Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhuma ak si maam Borom Touba ak Baye Niass ak ñëpp ñu mel ni ñoom amul benn domaine boo xam ne alxuraan indi na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ko te mag ñi binduñu ci muy donc loo xam ne lii tey buñ ko defaroon ni ñu ko war a defar en terme d'édition ak saawale ko ak jàngale ko réew mi seen taxawaay dina gën a dëgër ci taxawaayu diine waane loolu amut lu tax amut mooy li nga posé li tax amut ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci école de bibliothécaire archiviste et documentaliste am na jàngat yuñ ci def bokk na ci man mii ba ma ko seetloo commencé woon naa ci sax def ay gëstu ndax encadré naa ci benn étudiant bu ñuy wax Demba Tëw au début des années 2000 benn mémoire de maîtrise sur les manuscrits de la Zawiya de Tivaouane ba ma ci jógee ma encadré beneen étudiante doom bu xale bu jigéen bu farlu sur les manuscrits de Mbëlëxe mais taxut yëf yi des na suñu wajuru baax fi jóge bërki dem sëñ Abdou Aziz Al Amin mas naa ko soumettre un projet boo xam ne maa ngi ko tudde woon crédit centre de recherche d'études et de documentation sur l'islam et la Tidjaniya soo ko defee anagramme crédit lu tuddoon mu bëggoon ci lool ba jëloon alalam dugal ci yàlla ñëw ci mbiram mais li tax man li ma ci jàngat ci lu tax njàngu mag ñi génnul fesul mooy ñaari yëf bu njëkk bi philosophie bi ñu amoon ñoom ca ba ñuy bind dafa wuuteeg philosophie bi nga xam ne en civilisation occidentale moom la ñuy am bu ñuy bind tubaab bii bind day bind ngir yëf yu bari bu ci njëkk mooy day bind ngir sàmm image am notoriété am su bindee ñu édité téere bi génn mu tasaaroo nit ñi xam ko ñu ne ah Bokar bind na téere bu ñuy wax ki ñu du ki donc il écrit pour sa notoriété pour son image ñaareel ba day bind pour son intérêt c'est-à-dire bu ñu bindee ab téere ñu jaay ci junniy téere wala 1 million téere bu nekk mu am ci as tuut muy droit d'auteur dafay yokk koom-koomam waaw Mame Seydi Hadji Malick nag ba muy bind miim ya ak nuun ya loolu yëpp yëkkati ko woon ñoom dañ doon bind mu bokk ci seen tarbiya seen jaamu yàlla ba ñuy bind ñoom tarbiya lañ doon ci maanaam dañ doon mottali aaya bi yàlla yi wax fa zakkir jottalil fàttalil ñu xam ne ñoom xam nañu li ñu xam bokk na ci seeni devoir ñu xamle ko ñu bind pour buñ fi nekkatul ñu xam ne bindoon nañ ñi bëgg a xam jaar ca xam donc seen tarbiya gisuñu ci seen bopp ci notoriété gisuñu ci seen bopp ci intérêt en termes de droit d'auteur ba pare liñ bind ñu jàngale ko ñin ko jàngal def ko ci seeni dënd ñu njort ne comme def nañ ko seeni dënn ak seeni bopp dinañ ko jàllale ci seeni taalibe du fi jógee mais loolu nag bu ñu demee ba civilisation di dem société di dem ba ñu nekk ci civilisation de la communication et de l'information dafay jot nag ñu tasaare ko parce que fii ak binduñu ko
éditer ko traduire ko dans les langues jàngale ko ci biir école yi na mu waroon lawe du ko lawe ba tax na jot na nag ci réew mi ñu seet kaggu yi fi mag ñi bàyyi woon lan moo ci nekk. man bokk naa ci benn groupe boo xam ne Sëñ Abdou Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine moo koy diriger ñu di ko cellule Zawiya Tidiane ñi ngi ciy gëstu ak ñeneen rien que Seydi Hadji Malick mi nga xam ne ñun mooy suñu wasila identifié nañ 93 titres juróom-ñeent fukk ak ñetti documents yu livres yoo xam ne moo ko bind ci différentes sciences yi loolu nag day jot ci tey ku mel ne moom ku mel ne maam borom Touba ku mel ne ñu mel ni ñoom te ñu bari ci réew mi ñu gëstu ko éditer ko d'abord def catalogue suñ ko defee tasaare ko ba nit ñi xam ko. ci point boobu laa bëggoon intervenir balaa ñuy jox kàddu gi Khalifa Mansour déjà il faut que ñu def recensement maanaam il faut que ñu xam lan moo fi ne. xam nga Thierno Ahmed Deme bu Sokone am na tafsir bu mu bind. absolument du dëgg boo demee Jaamal am na tamit yoo xamante ni lii ma nga fa ci ca njaboot ga ak ca daara ya boo demee ci daara yi nekk ci réew mi yëpp am na ay mbir yoo xamante ni mi ngi foofu est-ce que li ñu war a def au début Khalifa Mansour du recenser d'abord li nga xam ne moo nekk ci kër yi après nag xool ni ñu koy éduquer ñu utiliser ko mettre ko à disposition des gens mën na sax am traduction parce que mbir yi li ñu ko bindee arabe la xëy na mën nañ koo bind ci kàllaamay nasaraan pour que ñi nga xam ne xëy na dégguñu arabe tamit ñu mën cee jot ñi nga xam ne jàng nañu arabe amuñu problème waaye ñi nga xam ne du ñu ay arabisant ñu mën koo jàng Khalifa. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alqaa'ili fi muhkami tanzili nuun wal qalam wa ma yasturuun wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlana muhammadin alfaatihi alqaatimi annaasir alhaadi ila siraatillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim. Haj Bokar ñu ngi lay nuyu bu baax ak waa iRadio ci liggéeyu qualité bi ngeen di jëmale ci seen ay programme seen émission ngeen koy orienté ci xam-xam ak di yee nit ñi di leen ziara ci weeru tedd bi ziara it suñu kilifa gu baax gi ñu bokkal plateau bi di suñu ndijaay di suñu lépp di suñu soppe le professeur Mbaye Thiam nga xam ni Sénégal war nañ ko honorer ci taxawaay bi mu taxaw ci xam-xam waxuma sax ci dimension universitaire waaye tey ci këru diine yëpp ni mu fexee ba li mag ñi bind mu taxaw kéemtalaay kàttanam fexe ba di ko vulgariser ci anam boo xam ni dafa dëppoo ak jamono ba fu ko réew mi soxlaa rek moo xam ci politique la moo xam ci diine la ñu gis taxawaayam ak xam-xamam nit ñi naw ko si. mu mel ni nag li nga doon wax léegi rek jëm ci wàllu bindu mag ñi nga xam ne moom liggéey na ci lu bëri fa tabaarakallahu yaa ngi doon cité léegi li nga xam ne mooy bindu Maam Ahmed Deme bu Sokone ma indiwaaleel la 20 volumes yi nga xam ne moom la ñu mujjee liggéey mool ko ci norme standard international muy 20 volumes yi ngeen nga gis ko noonu ak yeneen bind yi nga xamante ni lu ci mel ni diwaanu Maam Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh ak lu mel ni tamit kifaayatu raaxibiin lii nag li tax mu nga xam ni mën na am Haj Bokar dama daan wax fukki at ni Sénégal amuñu pétrole amuñu gaz waaye yàlla may na leen mag ñoo xam ni ñoo ëpp valeur pétrole ñoo ëpp valeur gaz tey suñu doon waxaat wax boobu dama naan tey Sénégal am na pétrole am na gaz waaye am nañu mag ñoo xam ne ñoo ëpp valeur pétrole ëpp valeur gaz produire loo xamante ni li ñuy extraire pétrole mën si génne lu bëri ci wàllu lenn lu nekk fa mu war a dem noonu la ñu amee mag ñoo xam ni ay teen lañu yoo xam ni bënn nañu wesaare ci ñoom loo xam ni production yi ci génn ci wàllu intellectuel ci wàllu spiritualité ci wàllu nag production yi nga xamante ni wax nga ko richesse la boo xam ni buñ ko fexewul ba extraire ko ni ñuy ñëwee di saytu ne pétrole dana génn nangami baril bu nekk dana produire nangami dollar ci xaalis ñu fexe ba la mag ñi bind te ëpp valeur pétrole ñu fexe ba génne ko saytu ko parce que tamit li ñuy wax ni tey dafa am li nga xamante ni mooy réew buñ koy tabax li ñuy wax rek nekkul ci tabax ay kër ak ay pont rek di dem dañu war a tabax ay nit yu nite ngir ñu mën a xam ni liy téye réew mi ëllëg te la koy wane it te ma si delloo mooy Qatar bërki démb dañu amoon pétrole am gaz ñu def saytu ne des na tuuti ay at a ngi ñëw dootuñu ko amati ñu ne kon naka la ñu war a fexe ba loolu
naka lañ ko mën a résoudre solution bi ñu ne nañu fexe ba ubbi ay université yoo xam ne doomu nappkat bi doomu baykat bi doomu sàmmkat bi danañu nekk ay intellectuels yoo xam ne ëllëg danañu mën a résoudre problème réew mi kon loolu mooy delluwaat ci li nga wax léegi ci bindu mag ñi nga xam ne valeur bi nga xam ne am na ko li nga doon cité léegi muy tafsir bu maam Ahmad Dem bu Sokone nga xamante ni moom la ñu mujjee liggéey ginnaaw bi nga xam ne njiitu réew mi ci initiative am joxe na ci ndigal ak yéene bi mu am ngir fexe ba bindu mag ñi ñu fexe ba saytu ko mu teg ko ci loxo ministre de la culture bi fi nekkoon Abdou Latif Coulibaly mu teg ko ci loxo El Hadji Ibrahima Lo di directeur du livre et de la lecture mu mëne ko ak benn comité scientifique boo xam ne ci njiitalu professeur Iba Der Thiam pour delluwaat ci li nga doon wax léegi professeur Iba Der Thiam keroog bi muy recevoir téere bi dafa wax ni dafa ñaan ministre bi ne ko na ngeen fexe ba am journée de collecte nationale des manuscrits ba ministre bi joxe ndigal directeur du livre ne ko nañ ko inscrire ci programme direction du livre ngir journée de collecte nationale des manuscrits boobu këru diine yépp kenn ku nekk nga fëgg say kàggu génne la nga xam ni mag ñi bind nañ ko waaye li nga wax rek accompagnement boobu nag boo gisee lii mën a am donc benn chaîne la boo xam ni dafa war a am d'abord la mag ñi bind du lépp la ñu war a génn ndax il faut que mu am qualité bi nga xam ni moom la war a am ngir mu mën a accessible bu amee qualité boobu tamit il faut que ñu saytu ko saytu bi ñu mel ni ñoom professeur Mbaye Thiam professeur Iba Der ak comité scientifique yi nga xam ne ñooy wër loolu ngir xool la ñu bind ndax tamit bind nit kiy bind loolu moo daan indi erreur yi daan am démb mooy mag ñi dañuy am benn téere Maam Seydi Hadji Malick bind ko fukki mag jóge ci gox yu bokkul kenn ku nekk copier ci biir copie boobu ñuy copier mu am ay erreur yooyu kenn ku nekk yóbbuwaale ko buñ ko yóbbuwaale ëllëg ñu bëgg moolaa téere bi kii ne man morceau sàngam laa yor kii ne man lële laa ci yor mooy waral manuscrit yi ngay gis da ngay dem ci nit mu ne la man sama maam moo mu bindaloon Kifaayatu Raaxibiin mi ngi nii boo ko xoolee ak ba professeur Mbaye Thiam yor ak ba Bokar yor nga gis ni yenn saa yi day am wuute ci vocabulaire bi wala day am wuute ci texte bi wala page yi dëppoo loolu yëpp tamit dafay doon liggéey boo xam ne comité technique yooyu këru diine yi ñoo ko war a saytu kenn ku nekk am sa comité scientifique boo xam ne bu ñu defee seen liggéey ba pare nag ñun suñu wàll mooy lan fexe ba nii nga xam ne ndax téere bi juróom-ñaar fukki at ci ren ci lañ ko doog a def ci norme standard international kenn mësu koo mool ci mool boo xam te ne dañ ko nekk ndax dimension bi Maam Ahmad Dem di waxtaane di indi Confucius di indi Lavoisier di citer ay tur yoo xamante ne da nga naan kii ba mu koy jeexal ci 1949 ak léegi fenn fu nekk téere bi jaar fa ngir ñu mën koo móol des na incha allah ñu ngi ci waajal pour jox ko njiitu réew mi ngir ñu mën ko teg ci loxo Maam Ahmad Dem boobu ba tey ñu nekk ci liggéey bi te pareegul ndax lépp bañ a génne loo xam ne ëllëg day am jam-jam wala yàqu-yàqu mu doon loo xamante ne kenn dootul waxante ne téere bii de nañ ko moolee woon démb loolu mooy indi ci li nga wax ci problématique bi nga xam ne tey kàggu mag ñi ndax dem naa fu mel ni Tiwaawan ci Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ñu koy ñaanal yàlla ci saytu bi muy taxaw boo fa demee manuscrit ya nga fay fekk bindu maam Abdou Aziz Dabakh bindu maam Alxaaji Mansour bindu maam Seydi Hadji Malick bindu Serigne Babacar foofu ci wàllu conservation bi da ngay gis ni ñoom am nañu yéene waaye amaguñu jumtukaay yi nga xam ne tey ñoo leen di dimbali ndax boo fekkee manuscrit bu ñu jël plastifié ko kooku day doon loo xam ne conservation bi dootuñu ko mën a am à l'état authentique moo tax tey conservation boobu tey dafay doon loo xam ne ëllëg ci biir xam naa mi ngi ñëw après ci say laaj muy jëm ci wàllu nu ñuy fexee ba loolu ñu fexe ba sàmm ko ba kenn du ko mën a yàq ngir ëllëg ñu mën ko jot pour wane ni que tey ñun ci suñu wàllu liggéey lii ñu jot a liggéey yépp mool ko ci ay bindu mag la jógee ñu fexe ba traduire ko teg ko ci norme standard international. donc yaa ngi wax affaire li ñuy wax standard international est-ce que tafsir bi par exemple balaa ñu ñëwaat ci conservation bi référencé nañ ko à l'international maanaam tey jii nit buy def ay gëstu nekk Liban wala mu nekk États-Unis wala fenn mën na tomber ci référence bibliographique bi buy def ay gëstu wala ay recherche. waaw donc dafa am solo buñ ko publier fii rek bàyyi ko fii ba day baax tamit ñu référencé ko ba ku ko soxla ci àdduna bi mën ca ñëw. waaw parce que ñun suñu liggéey ci fanweeri at dañu juddu nekk première maison édition musulmane francophone produire lu bëri ci bindu yi nga xam ne démb lu mel ni
xisasul anbiya lu mel ni Rahih al Maktoum tey boo demee ci suñu bibliothèque di nga gis ñu traduire ko teg ko te du n'importe quelle traduction tamit da doon ay traduction yoo xam ne boroom xam-xam yu mat ñoo koy jël bind ko teg ko lu mel ni bindu imam Ghazali lu mel ni bindu ibnu Arabi lu mel ni al Muwatta bu imam Malik ak bindu mag ñii nga xamante ne tey def nañ ko kon ñu nit bi ñu joxee tamit liggéey bu mel nii dañu fexe ba xool la nga xam ne ëllëg bu fekkente ne mag mi dafa bind te la mu bind Sénégal rek lay yem ñu fexe ba adapté bindam ak la nga xam ne ëllëg naar ba nekk ca Maroc wala nekk ca Arabie Saoudite bu ubbee téere bi dana xam ni boo ko waxul ni kii nit ku ñuul la ko bind du la ko mën a wax kon norme bi ngay wax noonu référence boobu dafay nekk ñun ci suñu chaîne bi nga xam ne tey dañ ko yor ci àdduna bi yépp nga xam ne lépp lu génn rek dafay fexe ba mu tolloo ak dimension internationale boobu nga xam ne tey dana mën a wane bindu mag ñi ba ñu mën koo gis saytu ko kon pour tontu sa question ni téere yooyu danañ répondre ci norme boobu. Très bien professeur gis nañu ni kon liggéey bi bu ñu ko bëggee def il faut que ñu xool li fi ne il faut ñu xool conservation bi parce que xëy na ñu ko yor amuñu les techniques maanaam jumtukaay yi nga xam ne moom la ni ñuy conserver xamuñu ko maanaam ni ñuy dencee manuscrits yooyu la beneen bi mooy ñu xam ni tamit lii am na njëriñ boo xamante ni gii war nañ cee commencé liggéey war mën ko dajale defar ko comme li nga xamante ni bii xëy na méngale bi du tolloowul sax mais comme ni ko sahaaba yi defee woon ci alquran dajale lépp woo ñëpp ñi xam ñi mën a ñi tari ñi bindoon ñi jëm ñu xool ko daal di koy móol def benn ñu ne bii mooy bi nga xamante ni bii mooy bi méngoo ak li nga xam ne moom lañ ci bàyyi. jërëjëf Bokar wax nga dëgg boo demee ci xam-xam bi ñuy tuddee tey science de l'information maanaam bi lëkkalee li ñuy wax science des bibliothèques du livre science des archives science de la documentation dañuy wax ne chaîne bi chaîne u xam-xam ñu ngi ko tëkk ci ñeenti baat yu commencé ci tubaab par le mot la lettre C bi ci njëkk mooy collecter fokk ñu dajale collecter bi ci dëgg toll mooy classer li nga collecter da nga koy classer organiser ko waaw da nga koy teqale nga xam ne ranger ko de manière thématique nga xam ne lii moo jëm ci diine lii moo jëm ci agronomie lii moo jëm ci médecine lii moo jëm ba loolu mooy classer bi ci topp mooy conserver maanaam fexe ba lii nga dajale du yàqu ba àddina tukki dinañ ko teg ay anam yoo xam ne képp ku génération bu ñëw rek dinañ ko fi fekk suñuy créer ñu sukkandiku ci bi ko ñeenteel mooy communiquer maanaam fexe ba li nga dajale nga bañ koo tëj rek mais fexe ba su dee xam-xam nga wasaare ko ndax xam-xam buñ ko wasaaree wu dootu xam-xam or yooyu même Nations Unies gi ki nga xam ne moo lëkkaloo àddina bi yëpp dañoo taxawal à partir des années 2000 bi ñu jub les années 2000 li ñuy wax sommet mondial pour la société de l'information dañoo taxawal kuréel goo xam ne dañ ne àddina bi yëpp dañoo bëgg ngeen daje bu ngeen dajee ngeen xalaat segg wax ne lan mooy xam-xam lan mooy savoir connaissance ak lu muy jariñ ak nan lañ ko war a sàmme ñu am fukki at yoo xam ne def nañu sommets nationaux sommets continentaux sommets sous-régional ba décembre 2006 ñu tase Tunis nekk fa juróomi junni délégué yu jóge ci àddina bi yëpp ñu taxawal li ñuy wax la société de l'information. Société de l'information Nations Unies à travers l'UIT dafa wax ne c'est une société des savoirs et des connaissances partagées ci maanaam mooy société boo xam ne dañuy fexe ba lëkkale lépp luy xam-xam ak lu xam-xam ëmb dajale ko defar ko na anam ya baaxe ba pare séddoo ko ñëpp bokk ci loolu buñ ci àggee ñu ne maam Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu bind na téere jëmale ko ci sociologie wala bind na téere jëmee ko ci pédagogie te téere ba bala nga koo mën a dégg rek nga dem ci gàmmu wala conférence ak oustaz tànn ca ñetti kii wax ko loolu à la limite ñun dañuy njort ne am na une certaine trahison de la pensée de Maodo ba tax na dafa jot ci réew mii nag ak ci surtout ci réew mi ñu am
li nga doon junj léegi mooy lan mooy stratégie bi lan mooy solution bi li ci njëkk bokk na ci Sénégal bokk na ci ñaari réew wala ñett ci àddina yu amul bibliothèque nationale bokkar te école bi njëkk a jàngale bibliothéconomie ci Afrique subsaharienne Sénégal la nekk depuis 1963 or amuñu bibliothèque nationale. Gambie gii ñu taxalool li muy tuuti am na bibliothèque nationale Guinée Sierra Leone foo dem ñun amuñu bibliothèque nationale parce que lii ñuy jàngat mission bi nga xam ne organisation bi ko war a mëne mooy bibliothèque nationale maanaam kër goo xam ne dañ koy jox ay moyens jox ko ay nit ba pare jox ko mission ne ko dañoo bëgg luy xam-xam rek ci àddina nga dajale ko fexe ba tasaare ko mais njëkkeel nag ci xam-xamu réew mi loolu buñ ko defee dinañ taxawal li ñuy wax catalogue national buñ koy taxawal ci réew mi dañuy remonter ba fa nga xam ne bind fa la yem ci réew mi lu mag mës a bind rek ñu dem ci kër diine yi def lii Xalifa doon junj léegi te ministre bi engagé woon ci muy journée de collecte nationale man damaa jàpp ne dañu war a tax programme de collecte nationale des manuscrits du Sénégal programme. moom laa bëggoon wax parce que journée. waaw dafay xat ba pare day nekk dañuy def programme boo xam ne dañuy wax ne réew mi ci juróomi at yi ñu dëgmal war nañu fexe ba fépp fu mag nekkoon ci àddina ci Sénégal. bokk ci réew mi mës a bind ak lu mu bind ak nu mbind moom ci nañu fexe ba dajale ko ñu def stratégie boo xam ne soo demee ci kër man ñi daf ci am téere yoo xam ne mi ngi fi mais nanguwuñ koo génne li tax nanguwuñ koo génne ci seen cosaan la da ngay waxtaan ak ñoom am na nu ñuy waxtaanee ak ñoom dinañ ko génne ndax dañoo bëgg ay garantie yoo xam ne yi ëllëg ki si biir bu génnee du lor du yàq dara day defar. ñu waxtaan ak ñoom bu ñu demee ba ci loolu nag ñu taxawal nag stratégie de collecte quantitative war nañoo mën a toog ba mu yàgg ñu ne diggante révolution torodo wala lu ko passé ba fii ñuy waxee ñi ngeeg 1,250,000 manuscrits yoo xam ne juróomi junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk wala lu toll noonu ñoo ko bind ci réew mi ñu xam ñan la am na mag ñu bind ci réew mi yoo xam ne kenn xamul seen tur kenn xamul lañ bind lan la. loolu taxutoon ñuy bind ñu daal def donc collecte quantitatif def collecte qualitatif maanaam suñu dajalee téere yi dañuy wax téere yi ci médecine la téere yi ci pédagogie la téere yi ci science de l'information téere yi ci xam-xamu diine la ci su ko defee ñu daal di koy nag tase ba pare nag dugg nag ci deuxième phase bi nga xam ne moo ëpp solo muy nan lañ koy joxe valeur nan lañ koy valoriser bokk na ci valorisation bi. L'édition xam-xam buñ ko édité wul bookar du sori or ku mel ne Xalifa mii ak coono bi muy daj ba taseeg tey alburaax ba ñuy bind lii ñuy bind di ko defar dafa jot ci nag ñuy am stratégie d'édition nationale nga xam ne téere bii muy diiwaanu sëñ Abdou Aziz ak Dabakh bi ko góor gi Rawaan Mbay yal na yàlla yokk taxawaayam sàmm ko mu yàgg fi dajalee ba mu kii man mii maa ko présenté ji woon à la télévision présenté ko à la rajo keroog bi ñu koy présenté université man maa fa toogoon man ak moom ak Serigne Mbaye Abdou li téere bi keroog bi ñu ko édité lan am fiche catalographique nekk dans toutes les bases de données ci àddina bi nga xam ne bibliothèque nationale boo dem tey ci àddina wala bibliothèque publique bu respecter les normes boo bindee lu jëm ci diine l'islam mu wane la téere yi kat diw ak diw bind na ca Chine ca France ca ca Iran mais am na ku ñuy wax Abdou Aziz Sy dëkk Tivaouane bind na ci ñaar téere boo xam ne mi ngi nii loolu mooy édition parce que loolu lay jariñ bu ko defee parce que dama wax bés suñu wajuru baax suñu Abdou Aziz Al Amin ne ko boo demee bibliothèque bi ñu wax ne moo gën a rëy ci àddina moo gën a riche ñu di ko Library of Congress boo ñëwee taxaw boo bindee Senghor ci ordinateur yi mu génn la lim bind nga bind Lamine Gueye Mamadou Dia mu génne la boo bindee El Hadji Malick Sy Tivaouane mu defal la 0 mais parce que édité wul li mu bind selon les normes internationales de catalogage d'indexation et de diffusion or loolu dafa bokk ci li koy def suñ paree comme moom ci arabe la ñu bind am mag ñoo xam ne ci wolofal la ñu bind fokk ñu traduire ko bu ñu bëggee chinois bi gëstu ci diine
gis ay téere yu chinois bind gis ay téere yu tubaab français bind italien bind ko mais gis ay téere maam El Hadj Malick wala maam Cheikh Ahmad Bamba dañ koy traduire ko ci anglais traduire ko ci français traduire ko ci chinois traduire ko ci yeneen langue yi nga xam ne den kon Sénégal toll nañ fii ci diine ñu leen méngaleeg ñi ëpp xam-xam ci àddina ba pare nag dernière kii bi nag de valorisation mooy ñu boole ko ci njàng mi jot na tey ci Sénégal boo dalee école ba baa ngay génn université li fiy cosaan li fiy histoire li fiy sociologie li fiy xam-xam bu ñuy jàng Voltaire di jàng Rousseau di jàng Karl Marx di jàng keneen ak keneen mais ñu jàng mag ñi niñ koy defee ci programme yi pédagogue yi bu ñu leen ko joxee dinañ xam ne lii xaj na ci école primaire lii xaj na ci lycée lii xaj na ci université ñu jàng ko gone yi màggaale ko buñ ko màggaalee dañ ciy dal di gëstu suñ ci gëstoo yokk xam-xam bi yooyu buñ ko defut dañuy tourner en rond di def bu nit mënee jàng ñu ne nañ ko tudde Voltaire wala ñu tudde ko Rousseau duñu fekk kon Bokar ñu ne Bokar wala Mbaye Thiam ñu ne nañ ko dakkantele Xaalima Jaxate Kala nañ ko dakkantele kii. ñun ñii boo xoolee suñu génération. li ñu mën a wax ci Victor Hugo ak Rousseau. waaw mënuñ la ko wax ci Xaali Amar Fall. mais parce que dañ laa ne jàngal Victor Hugo ak Rousseau. buñ jàngale woon Xaali Amar Fall université de Dakar tudd na ko amphithéâtre bu nekk ci biir université bi mais boo demoon tey université jéggal kii naa sax étudiants yi mais professeurs yi boo leen laajoon kuy Xaali Amar Fall. néew na ci ñoom ñu la mën a wax kan mooy Xaali Amar Fall ba tax lan la def lu tax ñu tudd ko amphithéâtre bi sakantement étudiants yi. boo leen laajee Rousseau ñu daal la ci génne loo xam ne lii français bi ci juddoo fële mënu koo kii or yooyu nag dafa jot ci ñu tii ko parce que buñ ko deful ce qu'on appelle mondialisation la mondialisation mi ngi ci d'abord mondialisation des connaissances et des savoirs bu ko defee li Senghor doon wax civilisation de l'universel bu ñu ñëwee toog tubaab yi ñëw américains yi ñëw chinois yi ñëw ñu nit ñu ñëw ñu teg ñoom li ñu wax bind ko ñu nit ñu teg li ñu wax ñu méngale ko daal ne ñii kat ay la yëwan ay nawle lañu buñ ko defut mais dañu gën di nasax rek. Khalifa Mansour Bouna dafa am benn point bu mu bëggoon a aborder yow. muy mise à disposition bi nga xam ne famille yi xam nga bind yu ci bëri waa kër yi ñoo ko yor. nga xam ne ñoo leen doon tey nekk seen ay xalifa ak waa kër gi. yor documents yi. est-ce que mise à disposition bi documents yi dina yomb. Deuxièmement, est-ce que du am tamit problème de droit d'auteur qui peuvent se poser ci bu ñu publier documents yi nii affaire problème de droit d'auteur yooyu nu ngeen koy gérer yow mi nga xam ne éditeur nga édité ngeen tafsiru Sëñ Ahmed Dem bu Sokone ak yeneen mbind yi nga xam ne El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh defoon na. waaw ci fànn boobu Haj Bokar dafa am li nga xam ne tey ci wàllu édition rawatina nag édition diine donc ni ko professeur waxee léegi ci wàllu solution yi nga xam ne moom la ñu war a am tey pour mën a gunge këru diine yi il faut que ñu xam ne aussi que édition yombul dafa nekk benn chaîne boo xamante ne du machine booy jël rek nga dugal ko ci biir rek mu jël génnee la li nga xamante ni moom nga bëgg dafa am yoon ba nga xam ni fa la téere bi di jaar moom ak boo xoolee processus embryonnaire fa muy déparé ci juróom-ñeenti weer ba fu muy agsi dafa am fa nga xam ni fa la war a norme bu mu war a respecter norme boobu nag tey mun naa la jox exemple lexique coranique bu Maurice Gloton bi nga xam ne tey ñu ngi ko liggéey ci fukki at ak benn di tuubeen boo xamante ni yàlla moo ko mayoon déggam ci alquran dafa yéeme woon mu def benn lexique une approche du Coran par la lexique et la grammaire génneel la baatu alquran plus de 2500 mots mën na la génneel benn baat firil la ko juróom-ñaari pirim ba noppi ne la nag ba ma sañoon nag nga tënku ci lii moom moo gën a wér naka maam Seydi Hadj Malick di indee ci Faakihatu Tulaab wala ci Xilaasu Zahab ne diw wax na nangam diw borom xam-xam sàngam wax na nangam borom xam-xam sàngam wax na nangam waaye bu ma sañoon nag nga tënku ci bii kon loolu moo lay wan ni richesse bi nga xam ne tey production yi dañ ko am mooy li professeur wax ci wàllu langue nationale surtout ci langue nationale maa ngi jot keroog benn étudiant boo xam ni recherche yi muy def actuellement wàllu thèse am mooy wolofalu mag ñi li maam Adi Touré bind li Serigne Moussa Ka bind li maam Seydi Hadj Malick bind ci wolofal maam Abdou Aziz Dabakh ci wolofal Serigne Babacar ci wolofal ba ci li mag ñi bind ci arabe jaxase ak français nga xam ne tool loolu tey production la yoo xam ne tey réew mi il faut te loolu il faut mu am benn volonté politique d'abord
volonté politique bi mooy lan tey ni njiitu réew mi taxawee ne tey am nañu tey li nga xam ne moom la ñuy jàppalee ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu boobu ñu fexe ba organiser ko waaye ci biir organisation boobu mu am une vision bi mooy lan li mag ñi bind dafa war a fekk dans les universités. dama dem bibliothèque universitaire di fa waxtaan ak benn boroom xam-xam mu ne ma ay chercheurs américains dañ fi ñëw dugg ci bibliothèque bi di wër bindu mag ñi gisuñu benn référence boo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour def seen ay recherche kon loolu problématique la. problématique boobu tamit mooy li ñu doon wax léegi ci wàllu traduction il faut ñu xam ni fi àdduna bi toll ci wàllu technologie ci wàllu traduction. tey dama dugg ci benn jàkk imam bi di xutba bi muy xutba mu joxe référence ci benn xadiisu yonent bi joxe numéro référence bi ci Buxaari fi ma toog dama sëlmal rek ma noté ko ma pare nuyu ko ne ko imaam xadiis bi nga doon wax ban numéro nga wax mu joxaat ma numéro ma bind ko sama téléphone portable ma dellu sama kër dugg ci Google def xadiis bi def Buxaari def numéro bi mu génnewaatal ma xadiis bi imaam doon xutba ci anglais ci arabe ci français pour walla ni kay fi àdduna bi tollu tey kon référencement boobu tey ak li nga xam ne tey mooy li mag ñi bind niñ ko war a fexe tey problématique de l'édition yi ni mooy nañ ko war a jotee tamit ci këru diine yi ndax tamit du nit ki day ñëw rek yëkkati benn jumtukaay rek jox la ko ndax dañ leen di ñaan ndax sëñ Abdou Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokk leeram ba ñu amee yéene ñëw ci réew mi fexe ba gunge këru diine yi ne ko am nañu yéene bi daf ñu ne lii du projet famille projet umma islam bi yépp la kon fexe leen ba ubbeeku ci ñëpp ci noonu lañ demee ci xalifa de Niassène ba ñu demee gisit ñoom ci wàllu production la ñu jot a édité ak la nga xam ne édité guñ ko ndax ku xool Cheikh al Islam Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass plus de 70 ouvrages def na ko boo xoolee fukki ak ñaari dong lañ si édité nga dem Tivaouane noonu nga dem Touba noonu nga dem feneen noonu kon loolu tey dafay laaj tamit pour que état mën a gunge loolu comité këru diine bu nekk fexe ba installer benn comité ndax foo dem ci këru diine bu nekk am na boroom xam-xam yu fa nekk yoo xam ne yàlla may na leen ci wàllu université ci wàllu arabe ak ci wàllu langue yëpp am nañ ko ñoom bu ñu tegee seen comité yooyu ba pare ñu fexe ba xool lan moo war a génn ci wàllu qualité ak lan moo war a génn loo xam ne dina accessible ci umma bi yëpp ñu ni par exemple xilaasu zahab dafa war a génn wala téere maam Cheikh Ahmadou Bamba dafa war a génn comité bu nekk fexe ba saytu ko ñoom ñu fexe ba yombalal état liggéeyam ndax ëllëg bu fekkente ne da nga bëgg jël liggéey comme ni ministère de la culture def fexe ba au niveau de Sokone ñu installer un comité scientifique et technique ñu tëj leen ci grande mosquée bu Dakar génneel leen manuscrits yi indi ko jox leen ñoom ñu saytu ko def ñoom bu ñu saytoo ba pare joxaat ko éditeur bi ñun bi ñu joxee liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu tafsir bi comité bi pare lañ ci fekk ñun mu war a respecter ci wàllu norme mënuñu la wax nu mu toll ñu war ko corriger waat war ko raxas ba mu set day mel ni ñu jël rek jox la ceeb nga war koo tànn boobu nga xam ne da nga ko war a def corriger waat xaddiis yi corriger waat baatu alquran yi corriger waat aaya yi fexe ba mu respecter norme bi mu war a respecter nga xam ne tey da ngay gis Confucius ñu bind ko ci arabe mais ka nga xam ne mooy dégg Confucius du respecter nombre bi Confucius ni ñu ko war a bindee ci français ak ci wàllu arabe ñoom dégg-dégg bi la ñuy bind te yow nga war koo bind ba bu ko naar ba nekk ci Arabie Saoudite ubbee xam ne li kii de Confucius la wax wala Lavoisier kooku tamit liggéey la boo xamante ne dafa laaj saytu dafa laaj gëstu kon ñoom bu ñu paree ba def seen liggéey it ñu delloowaat leen ko ñoom ñu xoolaat ndax premier jet bi nga xam ne def nañ ko c'était pour wan leen la téere bi mën a wuyu ci norme ci wàllu qualité bi d'abord beneen bi muy ci wàllu kayit bi ci boppam ndax kayit am na kayit goo xamante ne mën na durer des années mais li ñuy rendre compte aussi mooy falsification bi li nga doon wax léegi ci wàllu droit d'auteur tey dugg nañu ci marché bi fekk am na téere yoo xam ne ñu ngi koy dupliquer da ngay gis ñoo xam ne dañu am sañ-sañ jël sa téere léegi dem fu mel ni Indonésie wala dem Chine dupliquer ci ay junni dugal ko ci biir réew mi fekk ñu ngi réeral nit ñi ci qualité bi ñu leen di jox da ngay gis kaamilu alquran yoo xamante ne boo ko yoree weer rek mu commencé furi wala kayit bi commencé tas wala téere bi commencé yàqu te loolu tamit war nañu fexe ba ni ñuy saytoo ne CD artiste bi
ni muy génnee ñu saytu ko ci wàllu droit d'auteur ba kenn du ko mën a dupliquer noonu tamit la ñu war a dimbalee këru diine yi protéger leen ba mën leen a gunge à travers politique yi ñu wax surtout nag ci wàllu bibliothèque ni ko professeur waxee ak volonté bi nga xam ne tey réew mi am nañ ko pour mën a jëm ci loolu. alors professeur am nañu tamit beneen problème. ndax ci waxtaan yi nga xam ne def nañ ko ci jotaayu mag ñi. bi ñuy def keroog bi fi Babacar Niass ñëwee di sët ci Baye Niass. xamal nañu ni Barham Diop. Mahmoud Diop. xam nga yàlla leen. def na ay conférence yu mag a mag. ay Maroc ak yu mel te conférence yooyu tey jii. daanaka mënuñ cee jot. te bu ñu demoon xëy na télévision marocaine archive yi foofu ma nga foofu te ñun xëy na ñun dinañ ko yittewoo. même bu dee conférence yi en arabe la. war nañ ko mën a traduire en wolof. ak parce que day dolli xam-xam te parce que conférence la surtout ci xam-xam la ko def. mooy seen xew-xew bu mag boobu ñuy def ci weeru koor yi. xam-xam yëpp ñu jóg ci àdduna bi di fa def ay waxtaan yu am solo. boobu muy benn keroog tam fii Pape Makhtar Sylla ñëwee di waxtaanee Cheikh Omar al Foutiyou xamal nañu ni kilifa boobu jàmbaarul islam boobu. am na ay mbind yu bëri yoo xamante ni ba nga Égypte ñu bàyyi ba ñun fii sax xamuñu lan donc day laaj aussi gëstu bi ñu dem aussi bitim réew. ndax ku mel ni Baye Niass par exemple aussi tukki na tukki yu bëri. ci àdduna bi. lu dëgg donc ñu donc collecte boobu est-ce que waruñu ci boole. réew yooyu nga xamante ni suñu jàmbaari l'islam yi dem nañu fa. bàyyi fa ay mbir bàyyi fa ay conférence bàyyi fa ay waxtaan bàyyi fa ay téere ak i mbind. pour ñu indi ko rapatrier ko. wax nga dëgg kii Bokor dafay indi rek li ma doon junj léegi ci nga xam ne moo di wareefu gouvernement wu réew mi àddina bu demee ba lëkkaloo nga xam ne léegi dafa mel ne sénégalais bi nekk fii Ndakaaru walla sax kadd ballo ji ca Jolof voisin la dëkkandoo la ci ka nekk Londres walla kii ndax day ubbi téléphone am rek mën a wax ak ñoom di gëstu xam-xam di échanger ak ñoom xam-xam. dafay rafet ci réew mi xam ne loolu am na jëm-jëm baax na mais am na ay risques yi moo di bu fekkee ne nit ñi dañoo lëkkaloo par les technologies de l'information et de la communication ñi seen xam-xam law di génn ñooy feeñ ñi seen xam-xam lawut génnut du ñu feeñ bu ñu feeñut dañuy àbb ci xam-xamu nit ñi jàmbur yi def ko seen xam-xam dal di nekk espèce su complexe boo xam ne dafay yàq nu mu teeti suñu taarix day yàq suñu culture or loolu ñi ci ëpp responsabilité mën nañ ko échelonner bi ci njëkk mooy gouvernement réew mi mu junj li ma doon wax léegi war nañoo mën a taxawal ci ministère de la culture walla beneen fànn bu nu jël un programme national de valorisation des connaissances endogènes c'est-à-dire réew mi war nañu mën a xam ne ñun kët jëggaani nañ xam-xam ndax xam-xam dëkkul fenn xam-xam yàllaa ko moom di ko wàcce di ko wasaare fokk mu jaare la ko ci bërëb mais bu xasee ne cëpp kenn moomatu ko mais xam-xam dëgg aussi nag booy jëggaani da nga yóbbaale dara boo ñëwee li nga jàng mu jóge fële nga méngale ko ak li nga créé wala li say maam créé comparé ko nga parce que toute connaissance a un contenu culturel programme boobu bu ñu ko taxawalee explique ko réew mi mu xam ne c'est un programme boo xam ne dafay defaraat suñu culture suñu nekkandoo ñun Sénégal ak yeneen askan yi ñu séqal àddina ñaareelu responsabilité mooy këri diine yi ñu wax ne ñoo yore xam-xam yi di ko donnante ci seen biir lu jafe la bi ma njëkkee taxawal benn mémoire de recherche sur les manuscrits de la Zawiya de Tivaouane étudiant bi ma tànnoon yónni ko Tivaouane dafa am weer jotul benn téere mu wàññeeku ñëw ne ma nañ changer sujet ma ne ko ëpp naa def mu ne ma mais mënuma cee jot ma dem wax ko suñu waajur suñu mag Hadj Rawane Mbaye mu ne ma bu dimanche ñu ànd dem Tivaouane ak étudiant ñu dem gis suñu baay bu baax ba sëñ Abdou Aziz Al Amin ma expliqué ko projet bi mu ne ma bu subaa na dellu si ma dalal ko sama kër jox ko néeg boole ko ku koy toggal ndekki añ ak reer mu toog ci kër gi may dem ci Tivaouane di nangu téere yi di ko jox parce que lii liggéeyalul boppam ñun lay liggéey mémoire boobu ku ñu wax Demba Taw bi nekkoon bibliothécaire documentaliste bu institut islamique moo ko def
suñ bàyyi baax suñu ab moo dem ci kër yi nangu ci laajte ti kii indi ko jox ko mu jàng ko ñu door a def mémoire bi suñ kii Hajrawan moo présidé woon jury boobu bi ñu koy soutenir. donc kër yi aussi fokk ñu expliquer leen parce que li tax ñu bañ koo joxe aussi am na ay raisons mais am na ay déraisons raisons yooyu la ñuy tasaare ba nga xam ne dinañ xam ne génne ko mooy seen njariñ. mooy aussi ñu respecter mémoire ñi ko bindoon seen maam yi ak seen baay yi dañ koy expliquer ba ñu xam ko suñ ko xamee ñoom ci seen bopp ñoo ci gën a sawar ñoom it ñu assumer seen responsabilité man Serigne Baye Abdou teg na ci sama loxo ma téye ko ay téere yoo xam ne suñu maam ji baax Seydi Hadji Malick mooy jàngal Cheikh Mamadou Mansour Bal Xawmi muy wax muy bind ak commentaire yi mu def ci suuf xam nga loolu tant que mi ngi foofu cosaan la. patrimoine la mais bu ñu demee ba seet lan lañ ci mën a génne parce que li xalifa wax aussi dëgg la mag ñi bindu ñu woon rek xam-xamu kii dañu bindu aussi ci baatin daf ci am loo xam ne mën naa génn mais li mën a génn war na mën a génn su ko defee ñu wax ak ñoom ba pare nag ñu def nag les institutions de l'État du Sénégal à travers le système éducatif yi nga xam ne seen mission mooy wasaare tasaare jàngale réew mi jot na bokkar ñu defar programme ci sunu programme d'enseignement yi nga xam ne xale bi bu duggee maternelle ba baa muy àgg université am na yoo xam ne quelle que soit matière bi muy jàng war na koo xam balaa génn bu ñu former médecin mathématicien wala économiste fii ci Sénégal mu am diplôme yi gën a rëy ci àddina soo ko méngaleeg diplôme yeneen yi te xamul boppam du dara. wala boog la mu waroon a jariñ du ko jariñ. te dafay dellu tamit xam nga wax nañ fi ci suñu émission jotaayu mag ñi ak Cheikh Tahir Fall nii boo xoolee daara yi nekk Sénégal yëpp seen programme bokkul méngoowul harmonisé wuñ ko unifié wu. mais parce que daara bi ñoom lii la ñuy jàng dem daara ba léegi lii la ñuy jàng donc c'est dispersé. daara yi dafa war a bokk ci système d'éducation nga xam ne dañu am programme boo xam ne dañuy wax nangam moom gone gi warta mën a dugg. ci daara ji ci juróomi at ba fukki at te xamu ko loolu su ko xamee lan cay teg leneen nag moom daara ji ci bopp mais dafa am programme minimal boo xam ne dañ koy jàng boo war a àggee fukki at jëm fukki at ak juróom nga xam ne yaa ngi ci collège ñu ne lii war na koo xam ñu jàngale ko lan cay teg ñoom nga xam ne mooy seen mbóoti kër ñu teg ko ci ñu di ko def ba baa ñuy àgg université bu boobaa baccalauréat arabe bii ñuy wax wala brevet arabe bi wax dina am valeur buñ ko deful dañuy répondre rek à des besoins plus ou moins spécifique pour ne pas dire opportuniste yoo xam ne du jariñ or am réew bu fekkee ne xam-xam tumuranke wu fa diine tumuranke wu fa jikko waru fa tumuranke jot na tey ci tey ñu xam am programme boo xam ne dañuy jàng àddina mais jàng àddina mi ngi commencé ci jàng sa bopp parce que boo ko defut jàngoo àddina da ngaa yeew buum ci sa baat jox ab jàmbur mu di la xëcc di yóbbu bu ñu demee ba tey ñu naan Mbaye Thiam kat professeur la waane dafa tubaabe mais c'est parce que dañ koo aarul ba nga xam ne dafay def tubaab bi def ko exemple mais fa mu jaar moo tax mu jàng li tubaab bi jàng xam li tubaab bi xam ba pare nekk doomi Sénégal ak ñu mel ne moom or loolu dafa jot nag parce que buñ ko deful avec le système de la mondialisation des savoirs des connaissances et des cultures ñi aarul seen xam-xam ak seen diine ak seen pas-pas ak seen aada dañuy suux ci ñi biir xam ñi nga xam ne ñoom def nañ loolu te tubaab bi ñoom def nañ ko ba pare loolu nag dafa laaj ay programme politique réew mi politique rek la ñuy wax mais bi ci njëkk nag ëpp ci solo ëpp ci njariñ mooy fexe ba tabax nit Seydi Hadji Malick ak maam borom Touba buñ tabaxutoon nit liñ fi def jóge na fi bu yàgg mais dañoo tabax nit door a defar leneen li ñuy defar nit koo xam ne kii ëllëg ak si biir lu ngelaw li bari du ko yóbbu fu mu jëmut loolu nag sunu moomeel la mais buñ ko valoriser wut c'est-à-dire yokk ci loo xam ne dinañ leen won ne xam nañ leen fi bàyyi boo lëggee buñ tasee ñoom àllaxira wutoo dinañ sëgg te loolu nag la dara jaru ko mais la responsabilité de l'État la responsabilité des familles religieuses la responsabilité du système éducatif et puis maintenant des citoyens suñu defee loolu lépp man njort naa ne tam mën nañ ko parce que lu mu mënti jar rek li muy indi moo ëpp njariñ li muy jar investissement la.
Khalifa Mansour Bouna Ndiaye yow mi nga xam ne yaa nekk ci mbirum édition mooy mool téere yi ak yooyu di ko génne pour ñu ñëpp mën cee jot nga nekk Albourakh Sénégal wàllu financement parce que liggéey la boo xamante ni bii dafa laaj xaalis bu bari ndax il faut que ñu fay ay mbir yu bari ñu koy liggéey imprimerie yi koy defar ak yu ni mel financement bi yan mécanisme nga gis ni bu ñu ko taxawaloon xëy na dina yombal këru diine yi sax ñu jël en charge yenn frais yi nga xamante ni bii daf koy laaj ci liggéey bi nga xamante ni bii moom la ñuy waxtaanee depuis le début. waaw loolu nag Hadj Bokar dañuy rafetlu déjà tey ministère de la culture bu Sénégal ndax tey tamit Sénégal yàlla daf ko may chance domaine boo dem moo xam ndax dem naa département yu bëri lu mel ni ministère de l'éducation nationale ci ni ñuy saytoo xam-xam professeur mii ci la bokk ci branche yooyu nga xam ni tey dem nañu ba dans le cadre du manuel scolaire am nañu sax polisu manuel boo xam ne ñooy saytu li xale yi di jàng ak lii nga xam ne mooy dugg ci réew mi ndax tey àdduna bi daf ñu wër ba nga xam ne di nga gis saay-saay bu jóg jël manuelam def ci leneen lu dëppoowul ak jàngale mag ñi dugal ci leneen lu bokkul bëgg ko introduire Sénégal yàlla dimbali na ko ba ñu ñàkk ko ba bu nit indi woon lu mel noonu ndax mës naa dégg am na ay benn réew boo xam ne dañuy def ay manuel yoo xam ne lañ ci jàngale mooy borom ñaari tur yi mais tey Sénégal am nañu capacité boo xamante ne luy dugg wala lu ñuy dugal dans l'enseignement am nañu police boo xamante ne noonu laa ko mën a tuddee entre guillemets ñu ngi saytu la xale bi war a jël ci wàllu jàng li jóge bitim réew ñu filtré ko génn la ciy salte delloo leen ko jël la ca baax ñëw indil ko réew mi kon tey bu ñu amee tamit mécanisme ndax yàggul ma demoon représenté ji Sénégal ci salon international du livre bu Maroc ci débat bu ñu doon am ci wàllu problématique gu édition ci Afrique ñu seq ko ak suñu naataangoo yu bëri ci wàllu Ghana Côte d'Ivoire mais ñoom li leen impressionné mooy Sénégal ni ñu amee fonds d'aide à l'édition boo xam ne toll na ci presque 500 millions njiitu réew mi am yéene yóbbu ko presque ci 2 milliards ngir gunge këru diine yi te yàggul gis nañu aussi mu def benn jéego bu mag muy teg pose première pierre bu bibliothèque ci Sokone te noonu la ko amee yéene def ko Tivaouane noonu la amee yéene def ko Touba ci këru diine yëpp ngir jàppale leen tamit ci wàllu financement boobu tamit bu fekkente ne tey dem nañu ba tafsir bu moom Ahmed Deme Sokone génn kooku tey direction du livre et de la lecture ak ministère de la culture ak njiiti réew mi ñoom ñoo mën a accompagner ndax li ñu wax rek téere du tëb rek génnal boppam il faut que tey mu am des moyens yoo xam ni ñoo koy gunge moyens yooyu nag kenn mënul dem imprimeur bi mënul dem éditeur bi mënul dem feek ñi nga xam ne tey ñoo yore les moyens mën a fi da ngay gis ku defar benn téereem rek ñëw indi la rek ne la dama bëgg ñu móol ko fekk ni du noonu du da ngay ñëw rek dem xalaat yow déjà la nga bind ñun dañu amaat comité scientifique yoo xam ne dañuy toppaat li nga bind xool ndax la nga bind baax na wala baaxul su baaxul ñu delloowaat la ko su fekkente ne loo xam ne àdduna bi war nañ ci mën a jariñoo noo koy fexee ba defaraat ko ba mu dëppoo ak lu àdduna bi mën a moomal boppam nga xamante ne tey su fekkente ne tamit téere bi la nga bind dañu gis ne dafa tuuti comité bi dañu naan li nga wax de ci bisi maam Seydi Hadj Malick fii ci juddoom dafa tuuti yokk ko nga daal di ko allongé waat bu dee dafa bëri ñu ne la wàññi ko ndax ki nga xam ne mooy liir lecteur bi dafa bokk ci chaîne bi am na loo xam ne tamit doo ko sonnal ndax xelam mooy jël la nga xam ne bind nañ ko kon loolu it ci wàllu gunge boobu tamit ñu rafetlu jéego yi ci réew mi ndax keroog bi ñu participer ci forum bi dama gis suñu naataango africain dañoo naw Sénégal dem nañu bay yooxu seeni ministère de la culture naan leen yéen lu tax du ngeen def li Sénégal di def mooy jàppale ñi nga xam ne tey ñu ngi mool ak di bind kooku ñu ci rafetlu vraiment taxawaayu direction du livre et de la lecture ci njiitalu Ibrahima Lo professeur Mbaye Thiam amee woon ko tamit ñoom ñu taxaw ci loolu fa tabarakallahu ngir gunge waaye li ñuy wax rek dara du doy ñu ngi lancé appel njiitu réew mi ci li nga xam ne moom la fi mag ñi bind ndii mooy yore avenir u réew ndax réew mënuñu ko tabax ci ndax ñi nga xam ne tey pont yi fi nekk dëgg la xoolal tey lu mel ni garage bu Colobane bañ koy inauguré rafetaay ba jekkaay ba ñëpp tàccu ñu ne déguerpir nañu nit ñi tey ñu ngi wax ci wàllu désencombrement ba ñëpp tàccu mais da ngay jékki-jékki rek gis nit ñi delluwaat ca la ñu nekkoon kon volonté politique boobu il faut que tey réew mi ñu xam ni que
li ko professeur waxe il faut que këru diine yi ci boppam ñoom ñu am tamit xam ni que dañu war a taxaw ci seen bindu maam kenn bañ leen si jiitu tey bu ñu mënee jël gàmm wala màggal dépenser si ay millions war nañu mën a fexe ba ci wàllu production mag ñi ñu fexe ba it lañ siy def ci wàllu lekk ak naan nañu xam ni que biir lekk ak naan ci biir la jëm waaye xel mi nga xam ne mooy dundal nit tamit dafa soxla lu ko mën a dundal loolu nag il faut que ñu mën si def moyen ba bindu mag ñi ñu fekk ko dans les manuels scolaires mu mën a dëppoo ak éducation ndaw ñi ñu màggaale ak loolu ndax loolu mooy tax ëllëg bu ñuy wax ci wàllu meurtre naan dee gi dafa bëri ñu ngi rey à gauche à droite problématique la boo xamante ne dafay delluwaat ci jàngale ci wàllu daara arab ak ci wàllu daara ci wàllu français ñu fexe ba éducation ndaw yi ñu mën leen a dimbali ci loolu kon loolu il faut que volonté politique moo mën a fexe ba moyen boobu ñëw ndax problématique lay doon ci ñun ñi nga xam ne ay éditeurs lañu beneen bi aussi muy la ñu am yéene ci këru diine yi ñañ koy jox nañu fexe ba ñu maîtriser la langue arabe loolu c'est très important rawatina tamit wolofalu mag ñi ndax tamit nga nekk éditeur rek nga ñëw ñu jox la benn téere arabe nga jël ko rek dugal sa machine rek tiire loolu moo doon indi erreur yi am da ngay gis koo xam ne day jot benn fichier rek xamul nu muy saytoo arabe bi dugal rek tiire rek page yi wëlbatiku ñu imprimer ko ne la ñu mooloon de baaxul fekk ni boobu dëppoowul ak la nga xam ne mooy ñëw kon Bokar pour ñëwaat sa question rek volonté politique ak moyen moo mën a fexe ba vulgarisation xam-xam ndax patrimoine matériel la boo xamante ne ak immatériel boo xam ne ëllëg Sénégal mën na si jëriñu si échelle yëpp nationale ak sur le plan international. alors professeur dernier point bi ndax waxtu waa ñu bëgg a dab. li ñu ciy waxtaanee yëpp wax dëgg yàlla am na solo. te léegi jamono ji ñu toll nii jumtukaayu xarala yi vraiment développé na jëm na ñu ngi wax ci wàllu livre ak yooyu. waaye tamit mën nañu tamit ci archive yi def ay documentaire. ay film def ay série comme ni ko tubaab yi defee da ngay gis dañuy def ay série seen histoire di nettali seen histoire bopp seen jàmbaar yi ak yooyu. loolu tamit day bokk ci fësal ak génne li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi. wax nga dëgg Bokar xam nga dafa mel ne li ñuy bëgg yaakaar ko di ko junj bi ñuy waxtaan ba tey yàlla dugal na ci loxoom maanaam jox na ay xarala ay xam-xam ay jumtuwaay yoo xam ne yi tey wasaare xam-xam dafa gën a yomb mais nag ni wasaare xam-xam yombee la wasaare leneen lu méngoowut ak xam-xam yomb ba tax na fokk ñu tànn segg li nga xam ne buñ koy wasaare ñëpp jot ci nañ ci war a jotee jàngat ci jële ci loo xam ne lii dina defar seen xam-xam defar seen àddina defar ëllëg seen alaxira ba tax na tey ci tey daf doon rafet bu fekkee ne dañ ne màggal jub na nit ñi seen xalaat jëm Tuuba moyen de communication yi fi nekk ci télé yi ci rajo yi ñu defar ay documentaire yoo xam ne ni ko tur wi tuddee dañ koy documenter maanaam dañuy wut ay sources yu wóor yu leer yoo xam ne lan cay wax du nekk mbiri waaraate parce que nit ñi waar leen ak jox leen xam-xam du benn nit ki boo waxee ba mu waaru peut-être wax nga mais jox ko xam-xam boo xam ne bu fa jógee da koy jariñoo moo gën waar nit su ko defee ñu taxawal à travers des films à travers du son à travers yeneen kii xam-xam yoo xam ne buñ ko waxee ba pare du am sikki sàkka mais loolu nag dafay fekk aussi ñu tànn ñi koy def parce que nag doo jël rek ku am micro rek am caméra rek dem ci àll bi rek wala dugg ci enregistré ki ko neex enregistré nii li ko neex dal di tasaare loolu du xam-xam parce que nit ñi bu ñu demee ba am fukki version ci même fait wala même individu dafa leen di jaxase bu ko defee ñu defee ne ay léeb la or mag ñi li ñu fi bàyyi du léeb xam-xam bu wóor péng la jaamu yàlla gu wér péng ba pare mbind moo xam ne amul sikki sàkk ni sur le plan du vocabulaire de la grammaire de la thématique et mutati de la qualité loolu yàlla def na tey réew mi li fi ay rajo li fi ay télé ak internet bi ak kii ñu war ci mën a lëkkaloo mais lépp nag dañ koy organiser
Khalifa wax na léegi tudd lu am solo moo di ministère de la culture ministère de l'éducation lañ fa def muy méngoo police boo xam ne balaa ñoo tasaaree xam-xam dañ koy segg ba xam lii baax na mais ci biir famille yi aussi dafay jot bu Mbaye Thiam nekkee ci rajo bi naan man taalibe Tidiane la Alaaji Malick def na lii sëñ Seydou Ababacar boo xam ne pare porte-parole lu kër gi jël rajo bi ne Mbaye Thiam loolu mu wax ça n'engage que lui du dara dafay lépp bu ko defee nit ñi xam ne Mbaye Thiam mii mais waxalul diine waxalul mag ñi mais buñ bàyyee ñëpp di wax avec des moyens de diffusion yoo xam ne yii fu gone yi nekk mu fekk leen fa dañuy jaxase rek or xam-xam nag xam-xam damay wax ne mook dëgg ñoo yem alalu yàlla la yàlla mooy taamu ne Bokar mii jikko ji nur na ko léppam kii ma def ci moom xam-xam boo xam ne dina ci maandu jaamu ci yàlla bala caa wut daraja ak xaalis mu wasaare ko suñ ko defut mais Mbaye Thiam mi jàngut day jaar fi Bokar jàng wax lu dëgg Mbaye Thiam ñëw wax lu gën a yomb wala lu gën a oyof ñu ne Mbaye Thiam kii parce que Bokar daal affaire am ci def loolu rafetut réew mi jot na ci ñu profitoo ci occasion bi ñu yàlla defal ndax technologie de l'information et de la communication ay nit a ko taxawal mais ci leeru yàlla la jógee ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jógee ñu daal di ciy sukkandiku ba pare nag armée famille religieuse yi armée seeni muxaddam armée seeni taalibe ku nekk farlu ci gu tax ne képp koo déggati muy wax safaan ba ñu am nag fullay fayda joo xam ne fulla ji mu am ba taxaw ne Sëñ Tuubaa nee na Cheikh Hadji Malick nee na nit taxaw ne ko li nga wax taxawut su ko defee nit ñi ñu avertir leen ne kii di wax du borom xam-xam seytaane la yooyu mooy defar am réew maanaam ñu tënku ci dëgg yàllaa ko moom ki koy wax sax moomu ko xam-xam yàllaa ko moom moo ko sol ci kim ko neex kooka bu koy wasaare daf ci jaamu yàlla ba tax na ñi ngi rafetlu lii ngay sumb muy jataayu mag ñi jataayu mag war nañ ci mën a def sax émission lu muy umb lan la dëxañ ci biir bi nga xam ne nit ñi dinaan xam mooy lan bu ko defee héritage bi fi mag ñi bàyyi nga xam ne moo bokk na ci li ñuy sàmm dina yokk di defar suñu àddina ba ñu am yaakaar ci suñu àllaaxira dinañu aar ci yii di xew ñu naan waaw mais Sénégal lii nan la fa mën a xewee nag réewum jullit réewum gëm yàlla réew moo xam ne yàlla def na ci ay repères ay références réew moo xam ne xam-xam tumuranke wu fa jikkoo tumuranke wu fa ba pare nangam ak nangam di fa xew bu fekkoon day xew benn yoon ñu toog ay weer ay at sax mais tous les jours muy xew dans différents endroits bu boobaa seket dafa nag dañoo wàcc suñu ànd nit ki nag bu wàccee àndam dañuy wax naan bu ànd ba mu dem fekk morom toog du loolu daf dootu am ànd ba mu toog day tagga témbe mooy di wër rek jëmoo fenn te mënoo toog loolu rafetut bu ñu bëggee mériter héritage bi ñu mag ñi bàyyee Bokar dañuy seet ñoom lan ñu bàyyee ñu segg ko li nga xam ne suñuy nopp mën na ci dugg te du wasaare suñu kii ñu seet ak seeni ndono nan lañ koy mën a defaree bu boobaa ku nekk ci ñun nag am ci responsabilité citoyenne avant que ñu réclamer à l'état de notre pays mu assumer ses responsabilités bu boobaa dinañ xam ne yàlla aar nañu parce que defal nañu ay mag ñoo xam ne depuis la révolution Torodo wala lu kii en passant par l'université de Pire Touba Ndiassane Tivaouane Jaamal ak kër yu mel noonu ni ñu baree ñeseen yàlla def na fi loo xam ne buñ ci sëkkandikoo dinañ mën a dem te fi ñu jëm du ñu fakkastalu ba baa ñu fay àgg. jërëjëf kon ci kàddu yooyu leen dañuy arrêté jeexale waxtaan wi mu nekkoon waxtaan bu am solo xam naa ni comme ni ñu koy waxee bés bu nekk rek ginnaaw bu koor gi weesoo dinañu xalaat ci wéyal émission bi ci gën koo yaatal bu ko defee ñuy mën a waxtaanee sujet yu am solo yi ci li nga xam ne mooy suñu démb ngir mën a leeral suñu ëllëg kon ma leen di jaajëfal bu baax ci déglu bi ngeen xam ne bi moom ngeen àndoon ak ñun ci jotaayu mag ñi. invité yi nekkoon Khalifa Mansour Bouna Ndiaye yor maison d'édition boobu ñuy wax Albourakh Sénégal ñu koy jaajëfal bu baax a baax Khalifa mu bàyyi la nga tàggatoo auditeurs yi. jërëjëf Hadj Bokar ñu ngi lay gërëm bu baax di sant professeur Mbaye Thiam di la wax ni nag ubbi nga jotaayu mag ñi
ngir mu nekk au-delà même émission solution boo xam ne dina résoudre problème yu bëri ci réew mi ci wàllu jikko yi kon ñu ci sant tamit waa rajo bu baax a baax di jaajëfal tamit le professeur Iba Der Thiam ci li mu ñaan ngir Sénégal mu am programme national de collecte des manuscrits yàlla na ko yàlla mottali loolu jàmm ci réew mi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Ndiaye professeur Mbaye Thiam it ma lay gërëm ma fàttali ni historien nga yaa ngi gëstu wàllu taarix nekk tamit archiviste fële ca école des bibliothécaires et archiviste documentaliste muy EBAD ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ma bàyyi la tàggatoo ko. waaw xanaa bokkut di la gërëm di la sant di sant mbokk yu baax yi ubbi rajo ak média di leen ñaanal liñ ci dëgmal yàlla na ci yàlla jiitu defal leen ci lu ëpp seen yaakaar di wax ne programme bu nekk muy ci rajo ci télé bu nekk dafay méngoo bëgg-bëgg wala jikkooy ña ko taxawal lii nga sumb tudde ko jataayu mag ñi bokk na ci ñun liñ gëm ne mooy suñu cëslaay c'est-à-dire mooy suñu fondation suñu bëggee taxawal lii ñuy tuddee développement ñi naan émergence ak lu mënti wax dañuy taxawal loo xam ne lii ëllëg ak si biir lu mën a ñëw ci réew mi rek ci teraanga ci sutura ci di du tax ñu fàtte ñooy kan ndax dañoo am maam ju baax ju daan wax El Hadj Ousmane Niang mooy caatu maam Góor Saane Niang mu Seydi Hadji Malick ca Jolof El Hadj Ousmane daf daan def boo ko tàggoo di tukki jëm bitim réew bu la ñaanalee ba pare boo ko wonee gannaaw mu woo la bookar nga geesu ne la bayka mu ne la fa nga jëm kenn xamu la fa waaye boo fa àggee yow na nga xam sa bopp fa nga jëm xamuñu la mais yow boo fa demee na nga xam sa bopp ndax boo xamee sa bopp rek di nga xam la nga fay wuti ak soo ko amee na nga koy jëriñoo te du la soppi te suñu wayjur bu baax bi fi jóge barki dem sëñ Abdou Aziz Al Amin daan wax ne jëlale naa jullit waaye ne gor sax du soppeeku day defaru mais du soppeeku maanaam ñàkk soppeeku nag mooy gëm li say wayjur gëmoon gëm li say maam gëmoon gëm li say wasila gëmoon te réew mi nag loolu am nañ ko bu ñu demee nag ba làqatu ko ci kaw ay tubaab ki américain ki chinois nag ci ñun la du ci suñuy maam moo tax jataayu mag ñi yàlla na yokku yàlla na taxaw dëgër ba nga xam ne buñ ko programmé élèves yeeg waajur yi dañuy woo seeni doom toog taal rajo bi ne leen déglu leen bu ñu dégloo ba pare ñu toog ca famille ba di ko commenter di seet lan leen ciy jëlee ndax loolu mooy communication day yokk xam-xam di yokk jikko ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal ci weeru koor wi ak ci yépp jullit yi ñuy déglu yal na yàlla defal ñu lu ëpp liñ doon sàkku ci sunu taalibe ak sunu jullit bi yaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jërëjëf professeur kon ci kàddu yooyu la ñuy yëkkatee jotaay bi ñu leen di jaajëfal yéen déglukat yi di leen jox dig daje suba ci seen beneen émission jotaayu mag yi jërë ngeen كنت تاما يوم كلاما مثل الرماء على قلبي بزمانه ضيع حنانا والحزن